internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax mbégte la pour ñun ñu ànd ak yéen dañu koy defee saa su ne bu actualité amee rek ñu seeti ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ngir ñu waxtaan ak ñoom Dame Mbodj kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ndax yu personnel yi nga xam ne mi ngi koy def saa bu actualité ñëwee rek mu daal ci sànni kàddoom tey Dakar Buzz seet siwaat ko ngir ñu nar a seq ak moom waxtaan Dame ziar nañ la nuyu la am mbégte jàkkaarloo ak yow ñu bàyyi la nga nuyu ak internet Dakar Buzz TV yi. jërëjëf soxna Ngone maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu li nga ma tànnaat ma ñëw fii sama bureau ñu waxtaan ci réew mi di nuyu internet Dakar Buzz yëpp di leen jox seen wàccuwaay kenn ku nekk ci ñoom di leen wax rek comme ni ma ko daa yàgg a waxee man samay wax damay koy wax ci li ma gëm duma ci seet ku kontaan ci man ak ku mer ci man ndaxte lébu ma ci fayuma ci bor kon nag lépp lu ma fi wax ci sama ngëm-ngëm laa koy wax ak sama niveau de compréhension des questions ak fi sama information toll ci question yi nga ma fi nar a laaj kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala nàmm suñu xel ba noppi musal ñu ci fakasal làmmiñ te lépp lu ñu fi waxit ñu teg ko ci dëkk. d'accord may gërëm bu baax Birame Mbaye Rem nekk foofu de ci cité Marine Derklé moom solal nii ñi nga xam ne bëgg nañ jokkoo ak moom mun nañ ko woo ci 77 632 49 85 alors Dame actualité oblige nga bokk ci syndicat enseignant muy CUSEMS authentique ñu dégg nag concours boobu di concours CREM xaw na am ay jafe-jafe ci li nga xam ne rek moom mooy tànneef beeg yu ni mel est-ce que yëg nga li ni mel. waaw effectivement yëg naa li nu mel ndaxte ñoom jàngalekat yi wala ñooñu nekkoon candidat ci concours boobu ñëw nañ fii ma recevoir leen démb ci sama siège CUSEMS authentique ñu ànd ak man ci waxtaan woo xam ne dañ ma doon leeral li nga xam ne moom mooy coow li nag li ko waral mooy concours boobu fa la ñuy seete ñi nga xam ni mën nañoo jàngale ci daara yu lalu yi muy nekk ay instituteur arabe wala instituteur français. d'accord at mu ne dañ koy organiser daanaka ren nag li ci am dafa musta am. muy lan. ndaxte dañoo njël concours bi ñu organiser ko 34000 candidats am. 34000 candidats ku ci nekk da ngay cotiser 10 000 francs muy 340 millions mën nañoo wax sax 341 millions parce que 34000 yi teg na une centaine de personnes. donc 341 millions daal lan dajale ci concours bi yoo xam moom la ñu waroon a càmbaree xool ñi nga xam ñoom mën nañoo jàngale. may wax ne concours boo koy def première njombe bi mooy concours du examen dafa am différence entre concours ak examen. examen dafa am li mu poñ boo xam ne ku ko am jàll. ak nombre ba ko am nu mu mën a toll ku ko ca am rek jàll. loolu mooy examen. maintenant bu dee concours nag moom dañ naan li mu place bi nangam la. même bu fekkente ni ñëpp dañoo am note yu baax it mënuñoo romb li mu place boobu waaw léegi nag ngay organiser concours kon war a fësal lim bi at mu nekk ñuy xool ne bu ñu koy organiser duñu fësal lim bi avant ñuy organiser concours bi. dañuy organiser ba pare xool leen neex ñu def ko. léegi nag ren li ciy njombe mooy comme dañu yàgg xam li daan am ba ñu bëri dem nekk candidat mooy bu ñu daan am 35000 candidats wala 34000 candidats parce que nombre boobu souvent fa la candidats yi di toll. dañ doon jël au moins ay 3000 wala 2500 wala 1500 mais amul benn année bu ñu yées loolu. mosu ñu am benn année ci at yi ñu ko organisé yëpp CREM bi yoo xam ne jël nañ moins de 1500. d'accord ren nag ñu dem organiser concours bi 34000 candidats yu teg ñëw bokk ci concours bi ñu def parce que ñetti étape la dañoo am lu ñuy tuddee présélection. ak lu ñuy tuddee admissibilité ak entretien mooy fi ngay jàkkaarloog jury bi mooy jàll nga ñaari étapes yu njëkk yi da ngay ñëw entretien ñu xool ndax yow vraiment yow mii jëmm ji ñu doon xool noo mel ak yooyu ak waxtaan ak yow xool nooy waxee ak yooyu mais ay formalité la rek léegi nag foofu bi ñu yegsee ci entretien bi ñu ñëw ci entretien bi ñi ngi nekkoon ci au moins 1164 candidats ñoo ñëw entretien ci 34000 déjà foofu première njombe bi loolu la parce que wërta nekk nombre bu tuutee noonu mësul am mais ci 1164 yi bi ñu demee ba ca cëppaandaw ba ñu daal di téye ñëpp ba mu des 350 personnes maanaam 75 personnes ci arabe bi ak 275 personnes ci français bi. muy 350 personnes ñii rek ñoo jàll. ñoom kese ñoo jàll ci depuis ñu déparé woon 34000 yu teg waaw léegi soo amee 34103 candidats. nga dem def présélection
def admissibilité nga am 1164 yoo xam ne dem nañ entretien loolu d'abord première njombe la mais nga dem téye ñëpp ba mu des 350 moo lay wan ne kon yow ay tappale nga doon def pour wut xaalis ci sénégalais yi muy état buy dóor. waa ministère éducation nationale di dóor sénégalais yi ay jeunes yoo xam ne ay étudiants lañ seen pour ñu taqale am 10 000 francs ak paas dem ak a ñëw sax amuñu ko léegi nga dem laaj leen xaalis bu toll noonu kon man pour man loolu sénégalais yëpp ñoo war a taxaw dénoncer avec la dernière énergie ba noppi ñu ne woon. 5000 enseignants yooyu ñu fi recruté woon te ma leen ni politique lu ëpp moo ko lal. ñu ne woon noo bokkul ak concours bi. ñu ni concours bi ñuy organisé bokkul ak recrutement spécial 5000 bi. loolu la ñu waxoon ñoom waa ministère éducation nationale ni kon lañ daan def ci crème bi la ñuy continuer di def 5000 boobu Macky Sall dugaloon ci xëyu ndaw ñi ci mbirum njàng mi. loolu du am benn jeexital bu muy am ci crème bi. du loolu la waxoon. waa léegi nag tey ñu gis ñu dem ba ci biir amuñu pexe ñu koy layale lii nu def njombe bii nu def. ñu koy layeel ni non danoo jëloon 5000 enseignants ren loolu moo tax ren crème bi jëluñu lu bari kon nag ñaari wax am na ay tappale am na kon waa ministère éducation nationale nañu respecter droit xale yi léegi loolu moo tax ñoom ñu créer seen collectif. wax ni ñoom ñi demoon entretien li mosoon a am yépp mooy ñi daan dem entretien ñu ëpp ci ñoom dañ leen di bàyyi ñu jàll. bu ñu daan am 1500 wala 1800 yu dem entretien du ñu téye lu ëpp 5. d'accord parce que loolu la xel mën a nangu. kon xale yi nga xam dañoo demoon entretien li ñu bëgg. mooy ñu waajal recrutement bi ñu affecté leen ci école yi parce que école yi dafa manqué ay jàngalekat. loolu moo tax ñu ñëw seet si ma te ñi ngi waaj a def conférence de presse ñi ngi waaj a def marche bu mag boo xam ne incha allah daañ ci ànd ak yeneen liggéeykat yoo xam ne daañ déposer demande de marche bi pour que incha allah semaine prochaine ñu def marche bu rëy rëy au plus tard su fekkente ni sax yëpp yemb na ci ni ñu waxante ak man démb am na possibilité sax ñu organiser ko ci fii ak samedi mais su xatee li ñu jàpp mooy semaine prochaine ñu def marche bu rëy boo xam ne ñoom jàngalekat yooyu les 1164 yëpp dañuy ñëw taxaw bokk ci marche bi. ànd ko ak yeneen liggéeykat yoo xam ne tam ñëw nañ fii sama bureau. ñoom it ñu ngi waajal benn xeex. boo xam ne bu ñu lëkkaloo seen doole daañu woon président Macky Sall ne réew mi li fi am mënatu la continuer. kon jàngalekat yooyu ñu ngi leen di jaay doole. pourquoi mënatu leen ay jàngalekat parce que dañ leen a présélectionné yóbbu leen admissibilité mooy jox leen ay épreuve ñu def. ñu wane ne am nañ niveau. ñu yóbbu leen entretien ñoom 1164 yi téye ñëpp ba mu des 350 daan na ñii rek ñoo mën a jàll 75 option arabe. ak 275 option française. donc loolu lañ jàpp ni loolu ay caaxaan la. bu ñu bëggee jàmm nag ministère éducation nationale na waajal. def recrutement bi ci xale yi nga xam ñoom ñoo des. parce que liñ leen teg jaaduwul surtout que sax li ñu jël dafa tuuti parce que 1164 dafa tuuti parce que musta demee noonu. boo daan am 34000 candidats da ngay jël lu mu gàtt 2500. wala année bi ci gënoon a tuuti mooy nga jël 1500. kon ñoom comme 1164 rek ñoo dem entretien li xel doon li ñëpp doon xaar mooy 1164 yëpp ñu jël leen. waaye nag bàyyi leen fee di jël nombre bu 350 moom jàpp nañ ne ay caaxaan. d'accord Dame yaa ngi koy wax léegi bokk na ci ñi ñëw yi la seet si liggéeykat yoo xam ne am nañu jafe-jafe fa ñu liggéeyee mun nañ ci nemmeeku waa Sénécor di liggéeyal la ñu ci mel ni Mèche Darline ñoom seen jafe-jafe wax nañu ne ci koppar gi leen di fay 350 francs leen di fay par heure bokk na ci ay chantage sexuel bokk na ci yeneen ak yeneen est-ce que mën nga ñu wax un peu réellement lan moo xew ci boobu lay bërëbu liggéeyukaay. jërëjëf boobu tam dossier bu rëy la boo xam ne recevoir naa leen ñoom it démb sama bureau ñu ñëw def délégation bu rëy y avait au moins une bonne vingtaine de personnes boo xam fii laa leen recevoir au siège ñu waxtaan ñoom ñi nga xam ñoom ñooy responsable yi ñu jébbal ma li nga xam ne moom mooy contrat bi leen lié ak Sénécor nga xam ne effectivement mooy defar mèche Darling yi mèche yi usine mèche mèche Linda bi donc biñ ñëwee waxtaan ak man ma xool contrat bi d'abord sama xol dafa jeex d'abord li sama xol jeexe mooy nan la Sénégal mun a seetaane ay étranger ñëw parce que man contre ma étranger man je ne suis pas quelqu'un boo xam si damay ŋàññ benn étranger bu ñëw parce que on a besoin d'investisseurs il faut ay étranger ñëw sa réew di investir loolu kenn bañu ko mais nag bu ñu ñëwee ñoom coréens yi te nii ko coréens yi di defee noonu la ko ñeneen di defee ci yeneen secteur d'accord léegi nag ñoom ñu ñëw Sénégal di fi investir seen xaalis ubbi seen usine di defar mèche mën a jël ay sénégalais di leen exploiter noonu alors que 90% de la production ñi ngi koy exporter di ko jaay prix yu cher a cher ñoom xale yi calculer nañ ni bis bu nekk li lay liggéeyloo ku ci nekk li ngay ci ñi nekk rek production
li ñuy liggéey par jour kenn ku ci nekk da nga liggéey lu mat 1,2 million par jour li ngay liggéey ci li ñu koy jaayee ñoom. dana dikk 1,2 million par jour. di fayeeku 75 000. ngay fayeeku bu weer dee am na ñuy fayeeku 45 000. am na ñuy fayeeku 50 000 am ñuy fayeeku 75 000 ñooñu ñoo ci tane. moo ñu 75 000. waaw donc nan la inspection du travail. bu Sénégal bulletin de salaire tamit. amuñu dara da ngay ñëw rek ñu jël benn enveloppe defal la ci te doo xam sax ñaata lay doon toujours boo ñëwee di fayeeku da nga naan tey ñaata laay am. parce que montant bi day varier alors que yow li ngay liggéey soppeekul ñu lay liggéeyloo fukki waxtu ak benn la xale yooyu di liggéey. 11 heures de temps. 11 heures de temps la ñuy liggéey par jour muy presque jàpp njaam mu leer xale yi da leen a jàpp njaam ci seen réew. président Macky Sall seetaan ay étranger ñëw Sénégal dafa jàpp nit ay jaam. parce que loolu jàpp jaam la ngay liggéey fukki waxtu ak benn ñu lay fay 45 000 wala 55 000 wala 60 000 ak i 75 000 yabaate weesuwul loolu. léegi nag xale yi am droit ñoom taxaw ni ñoom comme gis nañu usine bi mi ngi yokk ba ubbi beneen parce que ñoom dañoo nekkoon Sénégal ba mu neex leen ñu andi paaka seen dem ubbi beneen usine boo am ñaari usine léegi moom mooy defar mèche. nga xam ne kon yokkute bi jéggi na day wa te dem nañ léegi ba employé sax jege nañ presque 3000 employés parce que dañuy def kaaru suba ak kaaru ngoon waaw loolu soo koy def sa liggéey di dox mais le minimum mooy nga respecté ñi ngay liggéey loo nga jox leen salaire yu ñu mérité xale yi taxaw ne dañuy ñaxtu loolu wax ne loolu du yomb may profité ci inspection du travail di leen wax ni inspecteur yi ñuy yónnee ci këru liggéeykaay yi na leen xoolaat parce que ab inspecteur ma nga fay dem mais liggéeykat yi nee nañ la mu fay def leerul. maanaam day dem wax ak bu ñëwee ñoom ñu jébbal ko seen i ñaxtu ñoom liggéeykat yi ni ñu ngi ñuy jaay doole. ñu ngi ñuy not dinu fay loo xam ni méngoowul ak SMIC bi mu dem toog ak direction ba génn wax leneen loolu nag ñun duñ ay dof. xel junj la buñ la junjee mën ngaa xam fuñ bëgg a jëm. ñoom xale yi leen wax nee naa leen lu ñu war a seetlu la. moo tax man j'ai décidé ma dem rencontrer le ministère du travail. pour que lii ñu jóg ci. bu ko defee ñu xam ban inspecteur moom mooy dem Sénécor ak lan lay wax ak direction ba. ak jafe-jafe yi jàngale yi liggéeykat yi teg ci suñu loxo. lan lañ ci mën a def pour ñu mën leen a jàppale saafara ko parce que quand même on ne peut pas accepter que ñun teg ay xale yu ndaw ñu leen di exploiter à vie donc li ñuy wax mooy ñoom li ñuy ñaxtu ci dëgg lañ ko teg dañoo dem ni nan la leen jox salaire yu mérité nan la leen jox conditions yu baax parce que fa ñuy nekk di fa liggéeyee bu waxtu jullee kenn du leen may ñu julli ci fukki waxtu yi ak benn may ñu leen ñu julli pause bu gàtt la leen di jox te la leen dafay joxe ñuy añ dañ ne ab liir bu am xale bu ndaw bu am juróomi at mën na koo lekk ci koo xam day taxaw di liggéey lu mat fukki waxtu ak benn ñu ni kon condition ya baaxul salaire ya baaxul waxtu yu ñuy liggéey gudd na ba noppi boo jëloon benn beñe bëgg a taxaw lekk ko sax ñu tere la ko ba da ngay dem làqatu ci ay douche di ko lekk kon ñi ngi jël sénégalais yi di leen def ay jaam ci suñu biirum réew inspection du travail nag yéen loolu mooy seen rôle président Macky Sall da nga fi war a teg ministre du travail boo xam si bu liggéeykat yi nekkee ci jafe-jafe dana leen taxaw mais du dem di lënkaloog administration yi ak di lënkaloog entreprise yi pour ñuy gën a noot sénégalais yi kon sénégalais yooyu leen teg métti na en tant que sénégalais man sama xol dafa jeex bi ma leen déglu mais li ci gën a métti soxna gën a di loolu xale yi bi ñu defee loolu ba dem taxaw def seen sitting dañoo dem jëli gendarmerie ñu ñëw dóor leen jaay leen doole gaañ leen ba noppi nag léegi ñuy taxaw dinaa la jox léegi ci kanam benn vidéo bu ñu ma envoyé boo xam si démb la am boo xam ne ñoom ñi ngi taxaw ci buntu entreprise ñu leen di rappel di segg ñi leen neexul ni dañ leen di dàq parce que nee nañ ñoom ñoo jiite ñaxtu bi ñi jiite ñaxtu bi ñu ne dootuñ dugg ci entreprise bi dootuñu fa liggéeyee parce que ñooñ nee nañ ñoom ñoo jiite ñaxtu bi mais nit am na droit di liggéeyee fenn dóoroo saagawoo mattewoo tooñoo kenn mais nga ni man nen may def nii dañ may jaay doole nga taxaw ni man lii damaa bëgg mu soppeeku ñu ne la yow comme wax nga loolu dañ lay dàq kooku vraiment licenciement arbitraire sax moo tane loolu kon nag ñun li ñu wax mooy xale yooyu biñ demee ba mu ca biir 380 boo am ju leen doon fay par heure lañ ne léegi yokk nañ ko 400 francs par heure ba noppi calculer montant boo xam ne mosuñu leen koo fay li muy signifié mooy lan mooy dafa am ay sénégalais yu nekk ca entreprise booba di exploiter seen moroomu sénégalais ba noppi gëmloo coréen bi ne ko xaalis bi nga leen di fay ba nga waxoon ba léegi moom laay fay parce que contrat bi leen ci wax mooy
dañuy fay journaliers yi 397 000 presque 400 000. ñu ne loolu moo fa mës a am alors que loolu du dëgg. genn wàll gi sax mosuñu leen koo fay kon ça veut dire quoi na inspection du travail def audit ci Sénécor pour ñu xool ña fay liggéeyee ñaata lañ leen doon fay année yi ñu génn parce que ñoom ñoo defar ab contrat bu bees. pour les journaliers wax leen ni yéen lañ leen daan fay mi ngi toll ci 300 et quelques mille. jege na 400 000 ne léegi nag. ñun loolu ñu leen doon fay lan leen di continuer fay ça veut dire quoi alors que ñoom mosuñu leen a fay nee nañ kenn ci ñoom même bu dee tabaski nga xam ne am na luy teg seen salaire. kenn mosu faa fayee ko lu ëpp 150 000. kon ça veut dire que am na audit bu ñu war a def. ci biir un audit financier. audit de gestion ak des salaires pour ñu xam salaire yi ñu wax ni ñoom daan nañ ko fay lu ma 300 et quelques mille journaliers yi te journaliers yi nee nañ kenn mosu leen koo fay bu dee réew mu sérieux la. man jàpp naa ne inspection du travail war na mun a dem envoyé fa une équipe. pas inspecteur ban fa yebal tout le temps. ñu changé keneen. ñu changé keneen mais changé équipe jël une équipe d' inspecteur du travail ñu dem ca Sénécor ñu def audit bi. ñu wax xale yi leen wax ni da leen doon exploité ndax am na wala amul bu amee xaalis ba kan moo ko jël. ak fan la dugg yoon def liggéeyam. lii c' est important ba noppi nag ñu dakkal jaay doole bi ñuy jaay doole sénégalais yi. mun ñoo nekk Sénégal. jël fi ay xale yoo xam ne amuñu 30 ans wala ñu ci ëpp ñoom ay en tout cas ay jeunes lañ yore seen njaboot yore seen i soxna ñii ñi ngi waaj a takk jabar parce que ay célibataire lañ mënuñu leen a jox salaire boo xam sax mën nañ cee fay ne dund ci kooku xel mënu ko nangu. ci entreprise boo xam si ay milliards lay def par an. di ko yóbbu bitim réew. kooku képp ku bëgg Sénégal képp ku bëgg a defar Sénégal président Macky Sall sénégalais dañ laa fal pour nga yiir leen. pour nga aar leen bu ñu gisee ñu leen di jaay doole. xale yii nekk Sénécor man na maa lim yeneen entreprise yu bari yu mel ne ñoom ñu ngi leen di jaay doole président Macky Sall taxawal fi nga war a taxaw. donne des instructions au ministre du travail et des organisations professionnelles Samba Sy nga ne kon na jël ay matuwaayam avec ses services ñu dem aar xale yi parce que xale yi sonn nañ boo leen dégloo seen xol day jeex te yow da nga ni. da ngaa bëgg a aar xale yi ba indi xëyu ndaw ñi président Macky Sall ndaw ñi sonn nañ képp ku lay wax na la wax dëgg. kon nag aujourd'hui xale yooyu nag ñu ngi préparé wu parce que aujourd'hui du ñu nangu kenn di sacrifier seen avenir. lan la ñuy pare waaw ñu ngi préparé wu pour def des manifestations ñu ngi préparé wu pour dugg ci campagne législative yi. pour campagne contre ñi leen nar a yàqal seen avenir. loolu la ñu wax te message boobu daan ko lancé du yàgg. d'accord pour que ñu am taxawaay bi ñu war a taxaw parce que nag nit buñ la naree rey da ngay mel ne bëy. da ngay wér ko. da ngay mel ne bëy au moins ñëpp yéen ñu ngi lay waaj a rey. mais nag toog ñu seetaan bañ rendi la xale yi duñ ko nangu tey duñ ko am nangu ëllëg donc daal problème mu Sénécor bi. man bi ma leen recevoir sama xol dafa jeex. ñoo xam ni wax dëgg yàlla ay jeunes lañ ñu bëgg liggéey de seen liggéey correctement taxaw ñaxtu rek ñoom même accord bi ñu wax ne léegi moom lañ signé. ne léegi moom lañ bëgg a doxal. ña nga xam ne ñoo doon ñaxtu ba nga xam ne accord boobu am na ñooñu leen wax ne dañ leen a mere dañ leen di dàq duñ fa liggéeyee. mais loolu jaay doole weesu ko dañoo bëgg nag. vraiment réew mi ñu teg ko ci dëgg. kon xale yooyu na leen bàyyi ñu nekk seen liggéey na ministre du travail jël responsabilité am sommer la direction de Sénécor pour mu bàyyi xale yooyu ñu liggéey ci entreprise bi parce que xale yi defuñu dara loo tax ñu war leen faa daal. d'accord leer na daam yaakaar naa ñoo ko déggandoo comme ni nga ko waxee peut-être que ne dina aboutir à des solutions alors ñu ne daam bañ na ko ba léegi sa waxatuñu daam layam daam partout la ñuy wax daam fépp daam partout. ñu ne soos bu ne rek yaa ngi ca capitaine Touré bi ñu ko dàqee bokk nga ci ñi doon décrier manière bi nga xam ne dàq nañ ko ak yooyu ñu dem ba ci jimmi jamono mu dem ñëwaat gis nañu xawoon dal ci kawam jékki-jékki yàlla suturaal ko mu dugg IAM nee na même bu fekkee 2 jours sax mi ngi ci CV mi ngi koy bind démb ci page Facebook am tey Barthélémy Dias maire bu Dakar jël ko intégré ko def ko seetee ci wàllum sécurité foofu xibaar bi ba nga ko jotee nan nga ko jàngate rafetlu ko xam nga man Bart li ma neex ci moom mooy dafa am taxawaay ci réew mi boo xam ne képp kuy nitu dëgg xam nga ni Barthélémy Dias c'est un grand homme nag doo fi nekk di calculer say intérêt bopp ak di ragal da ngay taxaw fi nga war a taxaw ak fi la Sénégalais yi di xaar man naka jekk damaa gëm ni Barthélémy Dias pour actes yi muy posé yëpp ay actes yow nit koo xam ne nit nga di nga ko rafetlu kon man bi ma gisee ñuy jaay doole capitaine Touré man maa ngi doon xaar ku mel ne Barthélémy Dias pas seulement Barthélémy Dias mais ku mel ne moom wax dëgg yàlla taxaw fi mu war a taxaw pour ñëw jàppale capitaine Touré ndax moom am na possibilité bi parce que am na sécurité boo xam ne soxla na ko au niveau de la mairie de Dakar te capitaine Touré wax dëgg yàlla comme dañ koo tàggat am na compétence yi mën na ko def parce que ñu ngi koy jaay doole te nit kenn warut a nangu benn sénégalais ñu ko fiy jaay doole
looloo tax sax capitaine Touré bi ñu ko dàqee ci gendarmerie wax dëgg yàlla waa IAM jël ko parce que contrairement ak li ma dégg. ku mel ni vraiment mon grand Moustapha Diakhaté di ko wax. naan ku amul ay valeur traître la de. waaw da traité ko sax de traître wax ni ku amul ay valeur la warut a jàngale mais may fàttali Moustapha Diakhaté ne ko waa léegi moom nu mu def ak Cheikh Omar Anne mii nga xam ne dañ ko fay jiñ sàcc sunu alal. ba noppi ñu def ko mu nekk ministre de l'enseignement supérieur. mais moo dàq lu wax dëgg yàlla nañ waxante dëgg nag moom d'abord bala may ñëw ci moom li mu teg pression ñoom Guirassy pour ak waa IAM pour ñu dàq capitaine Touré mais moom Moustapha Diakhaté. waaw moom xanaa daa fàtte ni moom Moustapha Diakhaté. sama grand nag Moustapha mais xanaa da ngaa fàtte ni sa ministre boobu nga xam ne moom nga wax ne moom ngeen wax ne moom moo teg pression waa IAM bañ dàq capitaine Touré parce que nee nañ amul ay valeur. waaw xanaa da ngeen a fàtte ne moom barki démb Ndiaye yàggul nag fàtte xaju fi. moom lañ fi épinglé ci rapport OFNAC mu def ay tappale yu leer luubal alalu askan wi mais ku luubal alalu askan wi. fa ñuy tàggate waa askan wi nga koy jiite. wax dëgg yàlla Moustapha Diakhaté su ma seen loolu nga wax ci. mais loolu c'est extrêmement grave ñu bëgg a juger ni moom gendarme la boo xam ne dañ koo dàq mais comme si léegi moom peine ba da koy continuer di purger toute sa vie léegi lu muy dundale waa këram moom daa war a taxaw mais ñaata école ñoo fi nekk yoo xam ne am na ay problèmes yu ñu fa am yu grave yu ñu fa jiij ay nit te ña nga fay continuer jàngale waa léegi lu tax ñu singali IAM kese ak capitaine Touré est-ce que seet nañ yeneen institut yi barki Demba Ndiaye gis leen fi ab médecin boo xam mi ngi woon ci cabinet Diouf Sarr di faj. alors que du médecin faux médecin la woon waaw mais loolu amu fi waa léegi lu tax dàquñu Diouf Sarr booba Moustapha Diakhaté fu mu nekkoon lu tax waxul woon ci loolu cabinet Diouf Sarr nit nekk na fa di def ay prestations te mos ta doon médecin amul benn compétence su médecine bañ ko génnee bañ ko jàppee léegi kenn waxatu ci te Diouf Sarr mi nga xam si moom moo ko doon employé parce que cabinet moom lépp lu fa am ministre bi la waa léegi Diouf Sarr kenn dàq ko fa pourtant waa léegi buñ doon seet nguurug Macky Sall ñi ci def ay njombe yoo xam ñi ngi leen jox ay responsabilité mais kenn xamul nu mu toll ba ci bërki démb boo njaay ci problème mu Louga bi daan si ñëw mais bu fekkoon ne ku def njombe ci dara kenn dootu la joxati dara ci àdduna mais kon nguurug Macky Sall actuellement ñi fa nekk ñëpp dañ leen war a limogé seconde chance dafa am ci àdduna waaw mais àdduna mais koo xam ne surtout que yow dañ laa am lu la jiñ loo xam da nga koo contesté et contrairement à ce qu'ils ont dit procédure mi ngi daw. parce que moom dafa attaquer la décision au niveau de la Cour suprême. moom capitaine Touré. d'accordul ci neen ko jaayee doole. mais man jàpp naa ne même bu ko. Cour suprême rétablir man damay wax li ma gëm. capitaine Touré man su ma ko doon digal. même su ko Cour suprême rétablir ni ko yow leen la rajee ci gendarmerie jaarul yoon. man jàpp naa ne man waratu la dellu gendarmerie daa war a bàyyi. xamul tax. gis nga ay nit bu ñu lay jéem a toroxal. bul dem di àndaat ak ñoom di liggéey parce que ñu ngi wut beneen yoon bu ñu la gën a toroxale parce que mere nañ ko mere goo xam ne man jàpp naa ne tant que nguuru Macky Sall gii mi ngi fi su delluwaatee foofa li ko daloon lu ko gën a rëy moo koy dal et surtout que yow sénégalais yi ñoo la jël adopté la nuñ ko adopté ay xale yu ndaw nekk ci mafia kacc-kacc bi lancé cagnotte pour capitaine Touré parce que gis nañ ñi ngi koy jaay doole sénégalais yi cotisé ko lu mat 40 millions. yoo xam ne bu doon liggéey IAM ñu ko fay salaire 800 000 par mois dana liggéey lu ma gàtt 6 ans. wala 7 ans doo ko mën a am montant boobu. ñu jël montant boobu versé la ko sa compte ne la def ci loo bëgg a def yaa ko moom. ay xale yu ndaw dajale seen i ñaar téeméer ak seen i ñeenti téeméer. ku li nga am joxe. ay seen i junni ñuy joxe ku nekk la nga am wax dëgg yàlla muy lu leer nañ te ku bëgg xale yi publier la liste bi gis naa leen ñu def interview. xam ku ci waaw dañuy bañ a siiwal ñenn ñi rek. waaye ay sénégalais bonté. d'ici et d'ailleurs. am na ku toog fii ki nga jàkkaarloo joxe na ci xam saa mi. ñëpp joxe na yaa ma dégg ay sénégalais yu ne fii la ak sénégalais yu nekk diaspora. ak ba ci oto ku ci nekk joxe ñuy cotiser ba mu mat 40 millions. xam nga loolu lu mu signifié mooy président Macky Sall nit ñi nag wax dëgg yàlla. doyal nañ ci sa nguur nag c'est-à-dire loolu message bi. le message est très fort parce que ñoom suñu lancé woon lu mel noonu benn ministre cotisé wul benn DG cotisé wul. jëluñu alalu askan wi dugal fa ñu bàyyi rek nit ñi di dindi ci seen poos. di joxe man jàpp naa ne 2 millions mun ñu ko am. kon nag suñ mënee am 40 millions ay nit dajale ko ci ay ñaar téeméer ki juróomi téeméer ki junni ba mu mat 40 millions jox ko nit. parce que gis na ni ñi ngi koy jaay doole man gëm naa ne man capitaine Touré looloo gën dem liggéey waat gendarmerie même bu ñu la delloo waatee ca bu la Cour suprême joxee dëgg te gëm naa ne bu ñu àttee dëgg lañ koy jox bu fekkee ne respecté nañ li nga xam parce que moom dañ koo tuumaal loo amuñ ci benn preuve parce que dossier bi
coow li da cee bari buñ ci doonee ci kanam dinaa wax yu bëri yu ma ci gëm. parce que vraiment wax dëgg yàlla taxaw ne moom moo génne PV yi. alors que PV yi amuñu benn firnde bu wane ne moom moo génne te du moom rek moo ko yore. parce que enquête gendarmerie kan moo koy def du procureur moom rek nekku fa. daa am ñooy nekk ca bureau di fa liggéey. mën ngaa njort ne procureur amuloon intérêt ci génne ko xëy na mais du procureur rek moo nekk au niveau du parquet. waa léegi lan moo leen leer ci ni PV ba génnewul parquet xam nga non ñii franchement. il faut que ñu respectante quoi léegi moo tax moom attaqué na décision moom capitaine Touré mais beneen bi mooy oto bi ñu ko yónnee États-Unis mais ëpp na montant boobu ñu ko dajale oto boobu ko xool xam ni la Secret la Secret bu jógee États-Unis ci marque Ford je ne sais pas mais kooku c'est énormément c'est beaucoup d'argent moom la ci borom def moom mi ko may te da ko may nee na ci xol bu sedd guyi beneen bi nag aujourd'hui Barthélémy Dias jël na ko à la mairie de Dakar mu nar faa nekk gérer la sécurité de la mairie. maanaam ñëpp ñi nga xam ñooy jox ci mbirum sécurité agent yi nekk ci division sécurité ñëpp mooy nekk seen kilifa. chef de division sécurité ak ñëpp mooy seen chef. waaye wax dëgg yàlla nag man pour man loolu moo dàq fuuf capitaine de gendarmerie. boo xam ne yow pression bañ la daan teggeeku na la. te teraanga janga fa doon am yaa ngi koy am fii kon man jàpp naa ne capitaine Touré daal kun bëggoon a toroxal la yàlla teral ko. tey nga yàlla rek moo fi nekk. gis nga li may jàngal man mooy si àdduna ni day gëm yàlla. capitaine Touré bi muy taxaw di jël position ci dëkk ñu bëgg koo soppiloo li nga xam ne moo am ci biir procédure bi ci enquête bi mu bañ. booba dafa gëm ni yàlla rek a fi nekk xalaat bés penc xam ne ëllëg day rendre compte devant le beau Dieu contrairement ak li Moustapha Diakhaté wax. fii àdduna lépp lu ñu fi def dañ koy defaat ëllëg. capitaine Touré xam nga lu mu gëm sa liggéey nag war laa jaral ëllëg ngay dem bés penc. yàlla subhaanahu wa taala ni la ba coowul Adji Sarr Ousmane Sonko amee nga yore enquête bi yow capitaine Touré loo ca def. nga taxaw naan non man samay chef ñoo ma tegoon pression ni ma soppil enquête bi ma soppi ko pour bañ a ñàkk sama liggéey mun la kon da ngaa jàpp ne yow liggéey bi mi ngi ci loxoy say chef. liggéey bi ci loxo yàlla subhaanahu wa taala la nekk ku la xañ lii yàlla du tëj bunt tëj fenêtre. booba wàcc rido ba loolu amul. mu ne ko yàlla de loolu laa doon bañ. moo tax bañ ma nee soppil enquête bi. ma taxaw ni soppiwu ma ko bañ dàq ma kon nag man jàpp naa ne loolu la xalaat moom capitaine Touré waaye xalaatul woon lii léegi nag lii fekk si ko ci mooy yàlla teral ko yàlla ne ko duma xaar bés penc fii laa lay terale yow capitaine Touré koo xam ne leen la dajaleel boo doon dajalee say salaire ci la dese sa carrière presque mënta mat loolu mënoo ko am waaw ba noppi ñu wutal la beneen liggéey maanaam wutal la oto boo xam ni leer na ma ne bu ñu doon wër capitaine de gendarmerie yi fi mën a dawal oto bu mel noonu waxuma la capitaine de mais généraux yi bari na généraux yoo xam oto boobu mun ñu ko dawal waa léegi kon wax dëgg yàlla waa ji kay na sant yàlla kon man pour man na def formalité rek pour que Cour suprême bu ko joxee dëgg mu ne Cour suprême jox na ma dëgg waaye nag ba mu dellu gendarmerie de capitaine Touré daal na toog fi mu toog parce que jàpp naa ne yàlla teral na ko sénégalais à travers sénégalais yi nag parce que yàlla bu lay teral da koy jaarale ci ay nit jaarale na ko ci sénégalais yi am ngëm-ngëm sénégalais yi nga xam ne nanguñu ko toroxal seen morom ñu dajale ay xale yu ndaw ñoo ko organiser mafia kacc bi ay xale yu ndaw lañ ñoo dem organiser ko sénégalais yi gëm ni dañoo jaay doole capitaine Touré def ci seen i weccit woowa mujj nekk 40 millions c'est la même chose dañ defal Ndeye Khady parce que ñoo gis ne Ndeye Khady ñu ngi koy jaay doole loolu xëy na ci kanam tuuti su may jàngat dossier bi naa ci ñëwaat donc man daal Barthélémy Dias maa ngi koy féliciter di ko wax ne ko loolu mu def rafet na mais dafa am beneen dossier bu ma ciy teg d'accord ci loolu la bëggoon ñëw sax parce que gis nañu ci jafe-jafe yi nga xam ne day am moo xam ci police moo xam ci gendarmerie waaye fi mu ne gendarmerie ñoo aye parce que radiation yi dafa bari un pour un oui pour un non ñoo xam lan mooy motif bi ñoo xam lan moo leen di tax ba ñu raje ko ñu ñuy wax ne it am na beneen gendarme boo xam ne moom it daal nañ ko raje comme dossier yëpp ci sa kaw table lay nekk dàmpaatu boobu lan la. mais non ngoone bul ne daam partout c'est que daam sénégalais yi rek xam nga nekk ci dëgg dafa neex. sénégalais yi bu ñu xamee ne yow mii ci dëgg nga nekk. koy am yaakaar dafa fort. dëgg la xam nga man déw ma ci ñoom. ñoom nit ñooy ñëw fii ci man. Guy Marius Sagna demul ci kenn nit ñay dem ba ca moom. c'est nit ñi bu ñu gisee sa taxawaay dañ lay wóolu wala ñu ñàkk laa wóolu. ku fexe nag bañ ñàkk laa wóolu yaay def la tax ñu ñàkk laa wóolu. sénégalais yi fi la teg boo fa continuer nekk yaa fay bàyyi sa bopp boo fay wàccit yaa fay jëlee sa bopp. sénégalais moom fi mu la teg yow yaay def li la fay ba yaay def it la fay jëlee. loolu moom pour mu leer sénégalais ñoom ànd ñoo kenn ci dëgg rek lañu ànd. képp ku ne ci dëgg ñu teg la fi la war a teg képp ku yaakaar ne man ngaa defee tappale ba nax leen yaa ngi nax sa bopp parce que booy defee tappale ñu bàyyi la ci say tappale dem ca ña nekk ci dëgg. dëgg la waaw kon nag man. fii laay toog sama bureau
ñuy jaaxle di ñëw di ma seet si li ma yore ci ay dossier ak nit ñoo xam ne dañuy jaaxle ñëw bëgg ma jàpp leen kenn xamul nu mu toll. waaw léegi nag kooku ngay wax. dafa am benn président Macky Sall nguuram ci jaay doole la nekk dàq bi kenn xamul nu mu toll comme tulleeg màlle. Macky Sall li mu rajeegun ci nguuram musuma gis président bu fi rajee lu toll noonu secteur boo jël Macky Sall mi ngi jaay doole di rajee radiation sur radiation li mu rajee kenn xamul nu mu toll xam nga ñu bëri ñooy fàtte ni day jàpp radiation yi gën a siiw mooy radiation Ousmane Sonko ci fonction publique. bi ñu koy jaay doole te gis nga radiation yi gis nga Ousmane Sonko danañ koo rajee. li may ñëwaat ci yàlla moo ay ci potum buur parce que bu la nit bëggee toroxal te yàlla bëgg laa toroxal doo torox mukk dañoo rajee Ousmane Sonko ca DGID inspecteur yi lu nu amam salaire rombul 1 million. mu toog quelques mois ñu fal ko député salaire député moo ëpp salaire u inspecteur des impôts. dëgg la ñu tegaat tuuti ñu fal ko maire. ñu tegaat tuuti avant ñu ñëw maire ñu dem élection présidentielle mu jël 3e. ba tey jii nit ñi yaakaar ne réew mi moo fi nar a jëlee waaj. ba waaj moom rek la ragal fu ñu ko tuddee ma loxo moom rek la ragal. boo bëggee ñu tiit pale. waxal Sonko. boo tuddee Ousmane Sonko wax ci lu baax. ñi ngi xool nu lay faagaagale. Ousmane Sonko boo ko tuddee rek lox nañ. ba dafa yëngal pale bi. day leen di yëngal tur wi rek boo tuddee Sonko rek tiit nañ. danoo ragal Ousmane Sonko ba loolu tax erreur yi ñu def ñu koy def. léegi nag kooku ñu doon jéem a toroxal moom Ousmane Sonko tey jii moo taxaw samp pour remplacer leen ci pale bi waaw kon nag capitaine Touré la même chose. dañ ko doon jaay doole gis nga tey leen ci fekk. Ousmane man damay wax ni li xew depuis dossier Ousmane Sonko ba léegi. dama ci seetlu benn mbir képp koo xam ne kii Macky Sall song na la mooy yow sa teraanga àdduna taxaw na. man seet naa loolu képp ku Macky Sall song pour toroxal la yow sa teraanga àdduna taxaw na. maanaam ñëpp ñi mu song pour jéem leen a jaay doole dafa gis naa ne amu ci ndam. kon nag. ci radiation yu bari yi mën naa laa jox ci njàng mi ñu mu rajee mën naa laa jox ci secteur yu bari ñu mu rajee gendarmerie ñu mu rajee wala ci biir fonction publique de manière générale mën naa laa jox ñu bëri ñu nu rajee parce que président Macky Sall day jaay doole te radiation ma te jaar yoon de dañuy toog ba jaag rek génn la kayit rajee la wala ñu jëm accélérer la procédure rajee la parce que nguuru président Macky Sall nguur gu soxora ne nguuram mosuma ko gis dañoo soxor mi man soxor gi ci nguuru président Macky Sall la mos a gis man ci benn nguur soxor gi ci ñoom dafa jéggi dayoo xale bu ndaw di jàng ba am métier nga reproché ko benn affaire ba mu def na ko rek nga dem radier ko c'est-à-dire faute bi ngay def du méngoo ak sanction bi ni lay teg maanaam daan yi dafa war a méngoo ak tooñ yi même bu dee tooñ am na li nit ki def ci tooñ dafa war a méngoo ak daan yéen ko teg mais Macky Sall moom nguuram li nga moom lañ lay jiiñ te lu jàpp souvent ay jiiñ la de duñ ci am ay preuve dañ la koy jiiñ rek leen lay jiiñ du day soree lool ak daan yéen lay teg. d'accord dafa am benn gendarme boo xam ne mi ngi tudd Mame Libasse Mardia Sow. Mame Libasse Mardia Sow moomu. leen koy reproché mooy bi ñu woowee Barthélémy Diaz. ci convocation bu mujj ci wàllum Ndiaga Diouf mu ci affaire Ndiaga Diouf bi. bin ko woowee muy war a dem wuy ji bu ko ñëpp fàttalikoo mi ngi ànd ak Ousmane Sonko. ñoom ñaar ñu def seen caravane wuti tribunal. mu andi ay coow ay xeexoo am ca. ay jàppante am ca lacrymogène tàkk léegi ñëpp gis ni coow la amoon comme presque bu jege ba ñu woowee Sonko. jege na ko melu ko nag mais jege na ko. waaw léegi bi mu amee moom Mame Libasse mii dañ ni même bu fekkee ne du jour boobu dafa liggéey dafa nekkoon ci biir ful bi. di jàppale civil yi. maanaam dañ koy soupçonné ne daal dafa jege Barthélémy Diaz. loolu lañ koy tuumal loolu lañ ko tuumal te ay tuuma rek la. ñoom loolu la ñu wax ñu ne daal gis nañ ni buñ dee bu gendarme yi bëggee dóor nit wala policiers yi en tout cas force de sécurité ya fa nekkoon buñ jéemee dóor nit day ñëw sax taxaw di interférer di xool nu muy indee jàmm. ak di jàppale nit ñi pour que vraiment benn coow bañ am parce que dañoo woo nit rek muy dem wuy ji tribunal donc ay dóore waru caa am. kon nag moom taxawaay boobu lañ wax ne da ko caa am ñu ne kon moom mii daa nekk ci biir gendarmerie bi mais day jàppale ñoom Barthélémy Diaz ñu daal di jël décision radier ko. loolu lañ ko radier gis nga ku ko radier. d'accord le général Moussa Fall moo ko radier mi ngi nii. général Moussa Fall moo radier ki tudd Mame Libasse Mardia Sow. matricule 01 20 02 418 en service à la Légion du quartier général
inspection des services de la gendarmerie et radié des contrôles de la gendarmerie nationale pour faute contre l'honneur. d'accord mën naa xool. waaw ñu ne pour faute contre l'honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire. mi ngi ko signé le 21 février 2022 moom Moussa Fall général Moussa Fall moo ko signé radié ki nga xam ne moom mooy Mame Libasse Sow man nag li ma gëm. mooy Barthélémy Diaz maa ngi koy demander sécurité am boobu. mu créé te jébbal ko mu jébbal sécurité bi capitaine Touré man maa ngi ñaan capitaine Touré parce que léegi dootul mbirum Barthélémy parce que Barthélémy moom def na li mu waroon a def. mooy Barthélémy Diaz jël na capitaine Touré jox ko mu gérer sa sécurité mu def ko conseil technique chargé de la sécurité. léegi kon mooy kilifa lépp lu jëm ci kaaraange ci mairie Dakar. kon capitaine Touré man Dame Mbodj maa ngi lay ñaan ci sa équipe sécurité. nga proposer à la maire de Dakar ñu jël Mame Libasse Sow mii mu nekk ca parce que am na xarañte moo gën ngay dem di jëli koo xam ne ab politicien la. te amul benn njariñ ci sécurité bi kii dàq nañ ko xale bu ndaw la amagul sax 30 ans. te gendarme la woon. même fekkee auxiliaire gendarme la. man damay jox ne gendarme auxiliaire ak gendarme yëpp gendarme lañ. parce que tenue bi la ñuy sol di liggéey bi donc kon kii boo ko jëlee nga boole ko ci sa sécurité moo gën nga dem jël koo xam ne amul compétence yi dana leen mën a dimbali. ci sécurité bi te leen ko dàqe du leen dul soupçonné ni da doon jàppale ay nit ci jamono ji nga moom la ñu woowoon Barthélémy Diaz ba nga xam ne moom la waroon wuy ji ci affaire Ndiaga Diouf bi. kii nag man bi ma ko recevoir nee na ma ñoom li ñu koy reproché demewul noonu kon nag man li ma jàpp mooy jaay doole bi dafa ëpp. kon nag moom Mame Libasse mii nan ko jël ci biir sécurité bu mairie Dakar bu ko defee ñu bañ koo toroxal parce que dafa yore njabootam. d'accord dafa yore njabootam war leen a dundal moom dafa war a dund ñu toog ba ci ak rek dàq ko bett ko ci loo xam ne yëgu ci dara kon nag man jàpp naa ni kii. kon war a dimbali la na ko sénégalais yëpp yëg kii dañ ko war a dimbali parce que xale bu ndaw la man recevoir naa ko gis naa ni xale bu yaru la amul benn problème même bu fekkonte ne liñ koy tuumaal moo ko def man jàpp naa ni mérité wul woon ñu koy dàq parce que radié du caaxaan koo xam dafa jàng école préscolaire élémentaire moyen secondaire dem ba am ay diplôme def concours am nekk di liggéey nga bëgg koo dàq ci jaay doole man jàpp naa ni loolu dafa ëpp kon nag maa ngi leen di ñaan ñoom ñi yore sécurité mairie Dakar bi comme jox nañ ko koo xam ne ñëpp xam nañ ne am na xarañte bu mu ko yore. kon am na élément boo xam ne comme dana soxla ay homme ñu ko jàppale ca liggéey bi. ñoo xam ne ñoo war a yore sécurité mairie Dakar bi man jàpp naa ni kii bu ñu ko jàppalee dana doon lu rafet te dina doon ak jaamu yàlla parce que kii dañ koy jaay doole. d'accord yaakaar naa ne dina tàbbi ci nopp ki nga xam ne moom mooy capitaine Touré comme ni nga ko waxee comme léegi lépp lu jëm ci wàllum sécurité foofu ci maire de Dakar moom moo ko yore moom mooy gën a apte pour mën a àddu ci loolu mi ngi ñaan yàlla rek bu seetaane émission bi mu contacter la bu ko defee ngeen xool naka ngeen mën a rek defee ba arrangé waat yëf yi mu dellu si waat wàllum góor jigéen bi daam foog naa xeex bi yéen a ngi ci woon ànd sàmm jikko yeeg yu ni mel ñuy dem ci assemblée nationale ñu ne rejeté nañ ko coow li gën a bari ngeen def kuréel gi bàyyiwu leen boobu ba léegi Cheikh Omar Diagne bokk na ci ñi nekkoon di ko xeex ci jamono ji mi ngi ci loxo yoon ginnaaw ba ñu ko arrêté wee yóbbu yëf yi instruction yéen a ngi wax ci seen kàddu ne dossier bu mel ni yéen a ngi doog a gis wàllum saagaak yooyu muy dem ci instruction nga dellu si waat si wax rek jàpp bi nga xam ne teg nañ ko loxo ci plainte boo xam ne Djibril War député moom moo ko def nan nga jàngatee mbir moomu